téléspectateurs yu baaxoo di ñu topp ci seen site web Siweul TV fépp ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak bitim réew am mbégte kontaan àndaat ak yéen ci lundi bi nii 7 décembre 2020 tey nag suñu ci seen émission Café Siweul tey li ñu nar a waxtaanee muy téléfilm au Sénégal ndax théâtre bu njëkk ak théâtre léegi ça veut dire mën nañ ne am na différence ci loolu la ñu nar a waxtaanee ñu ànd ci ak suñu invité Fallou Beye bu turu bokk leeral de Touba Fallou maa ngi lay nuyu. soxna maa lay fay bu baax a baax di la ziar aussi di am contentement bu baax a baax ñëw ci plateau bi juste que li ñu war a waxtaanee mu gën ñu neex. ñu yaatal ci bu baax a baax a baax. Kine borom République mode et beauté maa ngi lay nuyu. waaw soxna maa ngi lay fay di nuyu suñu invité bi di nuyu également mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan seen rubrique mode et beauté tey daf leen indil astuce bu am solo ñu war a waxtaan ci qualité. xam naa ni léegi léegi lay doon ñu gën ko yaatal waaw incha allah. mi ngi noonu seen émission Café Siweul li ñu leen ko waxee ci thème bi li ñu nar a waxtaanee mooy téléfilm au Sénégal ndax rawantewu leen ne théâtre bu njëkk ak léegi mën nañu wax ne am na différence parce que série yi ñi ngi ciy gis ñenn ñoo xam ne ñi ngi wax naan li muy yàq moo ëpp li muy defar par rapport ak théâtre bu njëkk ni mu meloon. Fallou en tant que koo xam ne scénariste nga ak metteur en scène lan nga jàngatee loolu. waaw loolu am na solo en tant que scénariste metteur en scène kon tey bu ñu teewee fii dañuy wax suñu wàllu moom scénariste mooy c'est-à-dire que bindkat. comme ci suñu métier bi nga xam ne moom mooy le cinéma. moom la ñuy wax un scénariste mais comme que suñu métier bi ñuy dugg comme théâtre moom. le écrivain la ñuy wax. waaw par rapport téléfilm yu njëkk yi ak yu tey différent bi mu am mooy. théâtre moom chaque jour. ci kii lay wax comment dire ci actualité lay wax. parce que dañuy wax ne au théâtre mooy c'est la vie réelle. mooy dundu doomu aadama bi moom la ñu jël di ko wan askan bi. kon déjà scénariste bi li muy bind ci askanam ci loo koy sukkandiku. kon su ma nee am nañu différent mooy que suñu ay image la ñu rafetalul mais j'espère que muy téléfilm mu tey ak bu démb lu ñu mënoon di bind rek ci seeni jamono la doon. parce que nag maam yi ak ndaw yi tey dañu bokkul culture. parce que ndaw yi tey li ñu waroon a wékk di ko dëgg ci mag yi. moom la ñu deful quoi. parce que dañu ñëw tey xalaat seen beneen yoon bi ñu xalaat tamit même scénariste yi bu mu ñëwee. ci ñoom la mën a sukkandiku quoi. bu fekkoon ne tey maam bi li mu yare woon ndaw bi mi ngi ci existé ba léegi. kon ça veut dire que ba léegi bindkat yi dañu mën a sukkandiku ci foofu bind. man loolu laa war a xam ne mooy différence bi ñu dem ba ci biir bu ñu yaatalee ma gën ci indi ay leer. dañoo gis ne ñi nee nañ théâtre ak long métrage ak série bokkuñu lan mooy seen différence. waaw duñu wax théâtre long métrage ak série. dañuy wax théâtre ak téléfilm dañoo bokkul. parce que dafa am wàllu boo xam ne dafa am cinéma wàllu boo xam ne dafa am théâtre. théâtre c'est le contact direct. maanaam ci kaw scène lay amee. sur scène. mais bu dee téléfilm coupé collé la quoi. foofu metteur en scène amu fa mais dafa am mooy réalisateur. kooku ku ne mën na ko def mais bu fekkee théâtre da nga koy jàng da ngay am ay formation yu baax. mën a def théâtre. kon ñoom ñaar am nañ différent bokkuñu comme téléfilm moo am théâtre ça long métrage ak série loolu la ñuy wax ne moo bokkul parce que long métrage mooy ça benn 1 heure de temps wala benn 40 minutes nga def benn long métrage bind mu jeex mais série mooy lu ñu taayu lu ñu yaatal. lu am ay épisode di dem. loolu mooy ñoom ñaar seen différence mais entre moom téléfilm la ñuy wax ak théâtre bokkuñu mais instant bi kenn mu leen a xaajalee. Mais am nañ différence. loolu am nañ différence ki ne. waaw soxna am nañ différence laataa ñuy ñëw ci différence su long métrage ak théâtre dañuy retourner waat en arrière tuuti. seetuwaat suñu maam yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon daan def théâtre lu ci mel ni comme genre ay Muxare Jege. ay ñoom Baye Pël. waa groupe Daaray Kocc comme Cheikh Tidiane Diop. ñu fa jógee tamit dem Saint-Louis fekk fa groupe Kumba Ndar Samba Ndar bu maam Gorbel Diagne yàlla ko yàlla yërëm ay ñoom Tata Marie Madeleine ñooñu dem aussi Thiès groupe Janxeer fekk fa Papa Cheikh Seck ak Nguri ay ñoom Njambe Seen ay Sëñ Ngañ ñooñu def lu am solo ci wàllum théâtre ñu nekk ay nit ñoo xamante ni mën naa ni ay monument lañ ay référence lañ ci jamono ji mën naa ni théâtre tey bu agsi fi mu agsi munoo wax benn yoon te doo ci tudd ñooñu mën naa ni tey théâtre tey bu demee ba am benn ampleur bi ñu gis jeunesse bi yëpp daw dëgmal ko mën naa ni ñooñu ñoo tax kon yaakaar naa ni ñooñu
war nañ leen di leen fàttali war nañ fàttali ndaw ñi ñooñu nga xamante ni ñoo fi nekkoon téye woon théâtre bi te di ci def lu am solo may gis na nag théâtre u démb tey ba suñu jamono ji ñu toog ñun ñëpp ñoo ko mën a seetaan tey ñi nga xamante ni tey génn nañ àdduna comme suñu ñoom maam Muxura Jigay ay ñoom maam Gorbel théâtre yi nga xamante ni ñoom daan nañ ko jouer ñoom génn nañ àdduna mais tey jii buñ ko dee seetaan ñu ndaw ñi ñun du dañuy fier ci ñoom duñu ruus ci ñoom parce que sàmmonte nañ ak seen i image mosuñoo def loo xamante ni lu ñàkk fayda la wala loo xamante ni ëllëg si biir ñi nga xamante ni ñoo fi nekk l'heure actuelle comme genre ay ñoom Papa Lamine Ndiaye ay ñoom Ndeye Nguri ñi nga xamante ni ñoo joué woon le DG actuellement ñu gis leen ci nouvelle série yi ay Marodi TV gis nañ leen ci Karma ñoom Ndeye Nguri ñooñu noonu tey seen théâtre bu njëkk buñ ko daan seetaan fulla biñ ci daan am ak personnalité bi nga xamante ni moom lañ ci daan incarné di ci incarné wane ci loo xamante ni valeur du Sénégal wane ci dignité boo xamante ni yaakaar naa ni tey loolu war nañ di ko rappeler jeunesse bi wala bokk jeunesse bi nga xamante ni ñoo nekk ci milieu théâtral bi di yëngu ci wàllu cinéma war nañ delluwaat ci loolu sànq Fallou mi ngi koy wax naan mag ñu njëkk ñi lañ daan dundee ak ñun tey li ñuy dundee ça fait deux bokkul loolu moo différencié tey thèmes yu bari wuute parce que ñoom ñi nga xamante ni ñooy bind scénario yi dañuy sukkandiku ci li nga xamante ni moom la ñuy dund ci vie actuelle bi li ñuy dund ci loolu la ñuy sukkandiku mais yaakaar naa ni war nañ roy bu baax mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon daan garder seen image di def lu rafet te ñoom bëgg gi ñu bëggoon théâtre taxoon na ñu ko daan jàng dañ daan jàng théâtre xam lan mooy théâtre créer seeni troupe créer ay arco créer yu bari yoo xamante ni dinañ ci mën a tënku ba dinañ xam li ñuy def dinañ xam ne lii mooy théâtre lii mooy film lii mooy cinéma lii ak lii mooy lii mu doon loo xamante ni dañ ko daan teg fu leer mais ñu gis ne ci léegi nii Papis wax na ko sànq léegi nii jamono ji xale yi ni nga xamante ni noonu la ñuy defee seen film yi wala boog seen théâtre yi mu doon loo xamante ni doy na wax te yaakaar naa ne Papis dinañ ci gën a yaatal ne ku ci mel ne Cheikh Tidiane Diop xam ne bindkat la woon te macha allah ay ni ko Kiné waxee ay théâtre am ba léegi ndaw ñi boo leen ko tegalee mën nañ ko seetaan. waaw ça veut dire que comme li mu wax rek dañu ñëwaat ci image kay am na ñu fi cité léegi. ñoo xam ne ay Mamour Daare ko ci la noonu. suñu papa moo ko jege ñoo xam ay cadre la noonu ci biir métier bi. c'est-à-dire que ñooñu dañu ko jàngoon mooy li ma la wax en théâtre da ngay def formation. ñu formation bi ñu am bu ñu décortiquer lan mooy théâtre dañoo xam ne théâtre c'est éduquer orienter et sensibiliser. comédien bi loolu la war a def ci boppam. parce que loolu la ko métier bi wax. léegi nag ñooñu nga xam dañoo def formation bi jàng métier bi. xam na ñoom ay éducateurs lañ dañuy orienter askan bi dañuy sensibiliser askan bi kon ñooñu seen image danañ ko xool mais en fait tey jii nii nouvelle série yi ngay gis fii nii gisoo fi benn série boo xam ne comédiens yi ñoom ñoo ëpp lu ci ëpp ay acteurs la ñuy doon parce que ay mannequins ngay gis ay journalistes ay yoo xam ne jànguñu métier bi exemple bien vrai que nag téléfilm ku ne mën na ko def mais dafa am loo xam ne dafay aajewu nga am tuuti capacité ci li nga bëgg a def pourtant léegi tey su ma defoon sama benn scénario def sama casting def li ma war a def yëpp yóbbu ci télé ma am benn scénario bu baax bu sama image baaxu du ma jël benn image bi nag dañu ciy déjà da ngay def say casting bi pare sax yow xale bu jigéen bi nga xam ne yow comédienne nga def nga métier bi def nga formation bi ñu seen benn nit boo xam ne moo la dàq image yow duñ la jël kooku la ñuy jël parce que image la ñuy xool daal comprendre yow image la ñu gën a favoriser pas que lii mooy thème bi lii mooy nanga am ñoo xam sax thème moom lu mujjee xool son lañu lay xoolal image na décor bi rafet après mën na daw ci télé bi ñu jël la moo tax scénario yu bëri amul dara lu mu la mën a apporter c'est rare ngay seet ñoo xam ne ñi ngi bind ci actualité bi fi mu toll ci papa yaay doom loo xam ne tey mën nga toog sa maam sa papa sa ñëpp toog di ko seetaandoo man Fallou su ma naree toog di bind dara lu nar a yeewu du ma ko bind tey man ba ma doon lëñ bët di xool lépp lu ma bind amul dara loo xam ne man samay théâtre mag ñoo ko dàq seetaan xale man c'est rare sax laay sukkandikoo baatu français man ci sama culture ci laay dox te réew mu nekk ay culture am mooy ay réalité am Sénégal nag dafa am lu ñu moom dafa am lu ñu baaxoo dafa am lu ñu war a wan suñu ndaw yi ngir ëllëg ñu mën a réaliser tout à fait comprendre mais bu ñu leen bëggee wan jikko tubaab bi lii la lële la affaire u mbëggeel la affaire u sol nii la
xam nga affaire sacrifier la nii te naan léegi loolu la ñuy imposer nit ñi ba tax dañuy yaakaar ne loolu mooy dund bi. waaw dañuy yaakaar loolu mooy dund bi. comme tey amul dama ne say suñu demee ba ci kanam. aada ak cosaan moom day réer day dee comme ni boroom xam-xam yi di deewee. parce que tey bariwul ñoo xam ne tey seenu ndaw lépp ci jàng lañ koy def. tey da ngay jàng tuuti bàyyi quoi parce que li ngay gëm mooy temps is moom nooy def ba lijjanti sa xaalis. tey da ngay seen benn étudiant boo xam ne dafay jàng ba léppam mat moom jéemut a xalaat dara pour réaliser ko quoi pour def pour jariñ réewam mais vite fait day topp image da ngay seen nit ki ci dayoom moom ci tolluwaayam da koy fàtte image daf koy itteel boo xam mën na wax loo xam ne sax après wala mu def loo xam ne 100 ans quand dimanche du dañ dafay desaat ci yow mais yow doo lijjanti waat loolu am ëllëg lan mooy toppaat ci yow lan mooy ñëwaat say njaboot lan mooy nekkaat si ñoom pour te dire que image la woon rek dafa am lu ma ci doon saako am naa ko après jeex na mais loolu du àdduna quoi nit ki réalité moo jëm dafa am loo xamante ni dama ko ci doon saako am naa ko est-ce que du yéen ñi nga xamante ni yéen a moom métier bi mën naa ne comme genre mën naa wax ni yéen a ko moom parce que yéen a ko nekk bëgg ko di ko jàng est-ce que jotul ngeen protéger métier bi ba nga xamante ni ñenn ñi nga xamante ni bokkuñu ci ñëw wàlliyaan si ñoom it ñu am limite am fu ñuy yam. xam nga loolu tamit duñ ko mën xam nga duñ ko mën parce que benn fàllu moom producteur la exemple am na ay matériel am na xaalisam dafay ñëw produire la. est-ce que jotul seen casting yi ngeen di def ngeen dem ci école de art yi nga xamante ni fa lañ koy jàngee ngeen recruter xale yooyu. waaw recruter au lieu de mannequin yi au lieu de animatrice yi parce que léegi gis nañ série sénégalais yi mannequin yi ak animatrice yi rek ñoo ci nekk. au lieu de ñooñu mais ngeen xool ñi nga xamante ni ñoo jàng art bi. pourtant loolu di leen jël. loolu ñu bëri ñun comédiens yu ndaw yi. pourtant comédien bu ndaw amul parce que moo comédien la mais pourtant ñëpp ñu ngi koy xeex. ñu ngi koy kaas. mais tey série boo fi dugg instant bii nii cadre yi ñoo nga ci biir di liggéey kon ñi ñu mënoon a xeexal comme que ñooy nekkaat ci biir liggéey boobu àndi seeg ñoom après ñun fa la ñuy jooytoo xam mënul yomb parce que ñoom ñoo ñu njëkk ci métier bi ñoo xam difficulté bi ñoo xam formation yi naka la demee métier bi nga ciy dund galère bi nga ciy def ñoom comme ñoom ñoo comprendre loolu ay ñoom ay comédien lañ ba pare ñoom ñu bëgg a ñëwaat ci biir ci série ci nouvelle série ànd ci ak ñoom kon ñooñu xamuñu kon déjà ñun li doon daj kon ñooñu buñ bëggee ñëw appuyer ñu may ñu loxo suñ ko bëggoon kon déjà duñu xool mannequin yeeg journalistes yi bay ñëw ñoom di dugg seen biir di def ak ñoom ñoo waroon na taxaw ne na comédiens yi ñëw def lii parce que seen liggéey la mais amul kenn koo seen ku ci yéey di yàbbi bariwul. lan mooy comédien don la boo xamante ni yàlla moo koy def ci yow nga nekk nit bu xoromu boo xamante ni heure boo waxee ñëpp reetaan wala comédien dañ la koy jàngal. non dafa am ñaar dafa am comédien am comédie da ngay seen nga ne nit ki di xoromal nga ne kii de day comédien non artiste bi mooy comédien bi parce que dañoo am artiste musicien am artiste nangam mais kuy def théâtre nag mooy comédien moo tax ñu naan artiste comédien métier théâtre bi moo tax mu doon comédien mais artiste comédien ngay wax n'est-ce pas mais kii def affaire reetaan lu ko comédie la comédie comprendre ngeen léegi da ngay seen nit ki nga seen mu xoromu lool ñu la yow de mën ngaa def théâtre mën ngaa dem defi théâtre non théâtre da nga koy jàng dafa am foo jaar lan lay former ba mu nekk ci yow mais du af don boo nit ku ne am na don avant formation dafa am lu nekkoon ci yow moom la ñuy wax don n'est-ce pas nit ku ne am na lu muy nelawaale mais da ngay ñëw ñu def ci yow formation léegi formation boobu ak sa don bi nga amoon suñ ko boolee mooy waral nga am talent comprendre kon nit ku nekk rek avant dara am na lu nekk ci yow kon c'est-à-dire que faaw nga ñëw nag ñu liggéey ak yow nga def formation bi nekk ci théâtre kenn du ko mën kenn du xam lépp c'est la vie tous les jours la toujours leneen da ciy xew dañ ciy nekk rek ba jusqu'au bout comprendre nga kon déjà comédien moom du question ni da ngay reetaan di reetaan lu rek ñu la un comédien non comédien métier la mu ñu jàng non ko bàyyi xel si say kàddu sànq yaa ngi wax naan da ngay gis ay étudiants yoo xam ne au lieu ñu continuer seen rêve li nga xam ne moo leen taxoon a jóg dañuy dem dugg ci li nga xam ne moo di métier série te nañ ko wax ne daaray Kocc bu njëkk dañ daan jàngale comme lu ci mel ne DC comme ni mu ko waxee ak da ngay gis niñ doon bañee ci seen société boobu noonu ñi nga xam ne ñëwuñu dañuy ñëw pour liggéey taxawaal ak ñi nga xam ne dañoo ñëw pour liggéey yaakaar naa kon est-ce que du dañoo manqué ay Cheikh Tidiane Diop. waaw loolu mën naa kaa d'accord maa ngi ne ay Cheikh Tidiane Diop
parce que ñëpp fii série yi may seetaan yëpp man série man damaa seetaan lépp. parce que un comédien man dama seetaan pour découvrir sama expérience. mais nag du série yëpp ñoom amal solo. tu comprends na moo tax ma ne léegi ñun ñëpp ci réalité la ñuy dox. mais différence bi mooy suñu image yi la ñu xoolut bu baax boo ñëwee ci ay infidèles yenn série yu bari fii nii li ñu joué yëpp am na. parce que jeunesse bi ñu ngi koy dund. loo ci xool da nga koy gis mais ça veut dire que ne dafa am nu ñuy rafetalee. nu ñuy rafetalee ba lii ma bëgg a bind lii ma bëgg a wax askan bi ma am nu ma ko rafetalee ba ku nekk mën ci gis boppam. comprendre am na xeeti colin boo xam ne su ma bëggee sol man ak yenn terme yoo xam ne su ma bëggee dégager man ma toogoo sama papa wala sama yaay su ma ko dégloo itam dina am kersa si ñoom parce que warul. waaw parce que lu ci mel ne VDN théâtre bu Daaray Kocc gis nga liñ ci joué prostitué lañ ci joué ñu baal ma ci kàddu gi mais boo koy seetaan mën nga toog ak ay mag sax di ko seetaan. aussi waaw mooy li ma la wax comme thème yi ñuy joué fii yëpp Daaray Kocc def na bépp thème bu vulgaire booy dégg nii comme ñu koy joué ba Daaray Kocc joué na ko. mais boo doon xool seeni théâtre ba léegi mën nga toog say papa say yaay say doom di ko seetaat parce que ñoom li ma la wax sañu image dañ ko doon rafetal mais par rapport tey parce que bëgg nañu lii jàll ko déjà solal lu la neex defal lii waxal lii comprendre nga fii ak sa terme vulgaire u jàpp na ne defoo dara pourtant musu ngeen dégg ci théâtre u démb ku seetaan benn théâtre ba dégg ci damay to tey nga mën a seetaan nit di saaga ndey spécial wala wax benn wax boo xam ne dafay ëpp sa nopp te mosoo ko dégg ci théâtre u démb yi kon théâtre u démb yi ak bu tey moom franchement ci seen côté image seen ay texte foofu la ñu change la ñu waroo mais moom actualité bi ñu daan bind ba léegi moom la ñuy bind waaw léegi yéen ñi nga xam ne ay scénariste ngeen da ngeen di bind su ngeen demee ci maison de production yi lan ngeen di jànkuwante foofu noonu waaw xam nga tey am na ñoo xam ne ñi ngi ci kaw di bind te biir na ma ni scénariste yi nekk suuf wala ci suñu diwaan bii nii ñoo gën a fort fuuf li ñooñu di bind sa xam la mais lépp loo seen dafa am ñu lay appuyer ak jàppandal da ciy am parce que fii Sénégal succès la ñu gën a topp comme sama benn Fallou Bey boo xam ne kenn xamu ko kenn découvrir ko déjà bu bëggoon a jaay marché am du yomb faaw ñu xam la nga mën a imposer sa bopp comprendre na am na ñoo xam du ñu xool sa tolluwaayu xam-xam mais sa tolluwaayu dayoo jëmm moom la ñuy xool ci yow ba lépp loo wax ñu ne waaw parce que pourtant mën nga wax sax lu waxul mais ñu ne dëgg la parce que su boobaa image rek la ñuy gisee ci yow mais nit ki booy xool nag ci dayoom moom ci xam-xamam tolluwaayam ak nu mu mën di mel nu mu mën di toll mën nga wax nga ne ko du dëgg lii ak lii la su boobaa day comprendre parce que xam na li nga ko wax mais jamono jii moom ok Fallou laa ñëpp xam nan ma même su ma waxoon bindoon lu kenn xamul sax su ma ñëwee dag may produire par rapport man Fallou bi nga xam ne kenn xamuma tey su ma bindoon lu ëpp solo lu dayoo mais tamit su ma ñëwee te aw ma tamit ay jàppandal du ma mën a dem parce que mën nga ñëw def say demande def lu ne mais kenn du la lijjanti waaw jàppandal boobu ci ñan laa koy xaar moo ci les partenaires ak sponsors yi ñoo ñu mën a jàppale mais fii Touba parce que yaakaaroon ne mën nañu def lu fawxa te li ma la waxaat ci image bi day dellu si waat parce que kenn xamuma soo bëggee ñëw ne am naa yaa ngi wax naan comme genre yow doo bind loo xamante ni ñu bari du tegginewut voilà comme tu as trouvé le mot doo bind loo xamante ni lu tegginewut la ñu gis ne cause bi mën naa ni tey responsabilité yi ñu bari ñëpp Sénégal gi ñëpp am nañ ci responsabilité ñun consommateurs yi nga xamante ni ñun ñooy consommer théâtre yi ñun ñooy seetaan ñun amateurs yi am nañ ci part de responsabilité télévision yi am nañ ci part de responsabilité sponsors yi nga xamante ni maanaam partenaires yi nga tudd sànq am nañ ci part de responsabilité tey Fallou mi nga xamante ni du bind lu tegg ne wut kenn du nangu liggéey ak moom parce que dañuy xalaat ka ni ñoom buñ ko defee kenn du leen seetaan te effectivement noonu lay demee kenn du leen seetaan tey boo xoolee tey série infidèle bi mu génnee nit ñi commencé di kaas naan série bi baaxul day yàq waa ba waa Jamra génnoon commencé di kaas Imam Makhtar Gueye génn di kaas naan série bi baaxul ki nga xamante ni moo nekk directeur ci maison de production boobu biñ ko interviewé lan la wax kani série infidèle bi mu commencé daw premier épisode bi dans moins d'une semaine
am na plus de 1 million de vues mu xool que ni njëkkoon na def beneen série bu ko jiitu lu mel ni Idole boo xoolee premier épisode bi ba léegi amagul vue amagul 1 million de vues pardon ñu baal ma amagul 1 million de vues kon ñu xam ne kon ñun ñi nga xamante ne ñooy consommateurs yi am nañ ci part de responsabilité parce que ñun en général li ñuy seetaan mooy théâtre yi nga xamante ne ñoo gën a vulgaire théâtre bi nga xamante ni dañuy yee ci suñu côté diine théâtre bi nga xamante ni buñ ci xoolee mën nañ cee am lu bari loo xamante ni luñ ci jàngat la loolu duñ ko seetaan jaraluñu ko mais en général man ak samay morom ñëpp a ci am série yi nga xamante ni ñooy daw ci télévision yi bu ñu rawee dañuy dem automatiquement seetaani ji ko YouTube waaw sponsor bi nga xamante ni nag ñoo war a sponsoriser théâtre yi boo yóbboo sa théâtre di leen ko jaay fàllu mi xam naa dina xam bu baax li may wax bu nekkul série bi nga xamante ni série bu sadique bi la série bi nga xamante ni am na ay mannequin ñoo xamante ni dañuy exposer seen yaram di wanewu seen bopp di jaayu duñ la sponsoriser xalaatuñu ko sax télévision bi tamit pareil boo demee yóbbu émission série yi nga xamante ni yuy jàngale la tamit noonu parce que dañuy xalaat que ni kenn du toog heure boobu di leen seetaan kon déjà ñun am nañ ci part de responsabilité ñun consommateurs yi télévision yi am nañ ci part de responsabilité waaye tamit sponsors yi am nañ ci part de responsabilité comme li mu wax comme Idole Ibou Guèye yaakaar naa Idole bokk na ci série yoo xam ne ñi ko daan seetaan bariwuñ parce que ni mu ko waxee Ibou Guèye noonu la ko waxee premier épisode ba amul 1 million de vues. plus de 3 ans. Premier épisode bi ba léegi amul te Idole boo xoolee day jàngale. mën nga ne presque li ci réew mi rek lañ doon wax. waaw Idole moom comme série professionnelle la. parce que suñu ay actualité lay dox. lépp mooy li nga wax léegi parce que tey da ngay dégg benn série sax ma wax benn wax boobu après da ngay seet ñu bëri di ko adapté. waaw Kaana day daal di nekk kii. parce que loolu moo leen di neex. tey bëri na ñoo xam ne ñi ngi seetaan benn série mais seetaanul li kenn di wax. mais benn femme bu voyou bi nekk ci biir série bi moom la ñu topp moo tax ñuy seetaan toujours dara du leen raw. am na koo xam ne benn grand bu sadique bi nekk ci biir série bi moo tax ñu koy seetaan. sa xam la am na koo xam ne ku yaare mekki moo tax ñu koy seetaan moo tax ñu mélangé lenn lu ne ak li la mën a adapté ci biir série bi ñu indi ko. sa xam la série c'est normal boo bëggee nit ñi di ko consommer da ngay am ay sous-thèmes. sous-thèmes yi kenn ku ne nga am loo ko téel parce que thème bu ne dana am koo xam ne dana ko itteel. mais tey loolu bu amee tamit li ñu bëgg dëgg-dëgg duñ ko mën a am comprendre mais nag bu fekkee ne tamit réew mi moom moo toll foofu yaa ngi wax ne man su ma bindee loo xam ne doo ci gis lu baaxul su ma ko bindoon su ma ko dugalee ci télé bi du ma xam naa ne sax 200 vues du ma ko am. parce que tey dañ koy xool da ngay seen yenn émission yoo xam ne dañuy wax ci sunu réew mi. nga seen beneen émission boo xam ne am na fi bu yàggul ñoo xam ne ci ay caaxaan rek la ñuy dox. affaire xoromal lu leen neex. boo leen xoolee ñoom ñaar en tant que ci télévision bi. kii mooy ëppale téeméer ju ay vues. dèjà fii xoromaloo rek nit ñi mënuñu la seetaan. waaw moo tax ma ne nag bu ñu yàggee ñun suñu ay cadre suñu ay ndaanaan dañuy suulu dañuy dee. moo tax ma ne leen xam-xam bu tuuroo ci xelu ku dul xalaat su boobaa kàngam dootu xam fu mu jëm. parce que am ñoom mën nañu bëri xam-xam lool mais duñu xam naka lañ koy utiliser. comprendre na kon nag kàngam yi fi nekkoon boobaa nag dañuy joytu parce que bu ñu bëggee topp actualité ampleur bi lii la forêt béggee kaf def lu ñu neex lu ñu saf fàtte nan lan mooy xam-xam bi lan mooy réalité bi lan lañ war a topp dëgg su boobaa nag moom yàgg dañuy naax saay. mais lan mooy secret métier bi lan mooy secret parce que temps yi da ngeen xew. parce que ndaw ñu bari dañoo daw dëgmal wuti ko lan moo waral loolu. lu nekk ci biir. lan mooy waral affaire bi xam nga bu njëkk maison de production yi bariwul woon. comprendre na télévision yi rek ñoom ñoo fi nekkoon te télévision yi c'est rare ñu jël en RTS. moo fi nekkoon di dawal ay chaque mardi ay théâtre yenn saa yi mu def film. bariwul woon mais léegi gis na ne site internet yi macha allah ku nekk yaa ngi jéem a produire léegi dañu gis ne tey benn fàllu day am benn site internet am commencé di dugal di bëri ay vues xam nga commencé lekk xaalisam même looloo tax léegi ñu bëri bëgg a daw jëm ci liggéey bi. comprendre na parce que yàkkamti woo lu dul yow benn nga siiw rek ubbi sa Instagram Twitter comprendre na TikTok commencé def ay flow di commencé gagner sa morning. loolu moo leen ci dugal mais du la leen affaire u succès parce que tey da ngay seen da ngay jékki-jékki ñu ne la
un comédien tel may nañ ko benn oto. wala am na billet d'avion exemple loolu moo la ñu dugal mais du laneen bilaa wallaay taalaay bëri na ñuy feeñ ci télévision bi xalaatuñ benn yoon que ne ñu man mii dama jóg pour éduquer. man dama jóg pour wane pour jariñ sama réew mais dama jóg pour jariñ sama bopp intérêt personnel. moo fi am xëy na nag loolu moom moo ci nekk gis nañ tey benn fàllu xamuñu ko woon tey ñu xam ko ci télé bi suba fu mu bëgg a dem dafay dem totalement succès bu mu bëgg a am daf koy am daf koy yomb. kon c'est-à-dire que ne bu boobaa day nekk ci boppu xale yi nga xam ne ñoom lu mën di am rek loolu la ñuy gis quoi ñoom gis ñu laneen loolu moo nekk ci biir métier bi mais métier bi moom c'est-à-dire que moom boo ciy nekk. waneel moom loo xam ne nit ñi dinañ ci mën a jàngat man loolu laa gëm ba keroog mooy de. est-ce que du maison de production yi dañu concurrence ñoom it parce que séries yi temps yi bari na nit ñi dañuy génnee par 3 ba ay 4 séries di ko tegandoo. waaw concurrence mën na ci am concurrence mën na am. moo tax ma ne la concurrence bi li tax muy am affaire nombre de vues la YouTube bi. parce que tey ki ëpp lim lay produire moom moo ëpp lim lay gagné. tey en général site internet boo fi seen mu développé wu. théâtre moom moo ko may. mën nga def lu la neex nag mais bis boo duggee ci biir liggéeyu théâtre bi di def ay di produire ay comédiens. léegi nga bëgg li nga am. pourtant bu njëkkoon Marodi TV fii la waa Touba fii la ñu daan def seede dem di leen ko jaay. comprendre parce que ñoom. ay émission la daan def li ñu bëggoon mënuñu ko am mais bu ñu ñëwee ci biir métier bi. xooli comédiens yi ñëw produire leen lañ commencé def ay 1 million de vues di ko am. di am ay 1 million de abonnement. Marodi loolu la rawee gars yi parce que day produire rek di teg. waaw métier bi daal képp koo xam ne bëgg nga ci dem faaw nga seeti comédiens yi. waaw te bàyyi mannequin yeeg journaliste yooyu. faaw nga dem seeti ñi nga xam ne jàng nañ aar bi man ko te nga bàyyi ñi nga xam ne dañuy génn nii rek ci télé bi nit ñi taamu leen. si parce que tey man ma saa benn série boo xam ne waxuma la li ñuy joué de mais rôle bi ngay incarné man. amul dara loo ma mën a satisfaire man. parce que yëgoo dara ci li ngay def. amoo jeu xam nga comédien bi bëgg bi xool moo xam na ne lii nii waaw apporté lu ko dara yow miy def wane woo dara. xam nga tey bu ñu demee ba tey soo waree jooy ñu créer ay ronxoñ di la jox nga war a am jeu nga war a mer. ñu ciy sonn yenn affaire yooyu en tant que dara nekkul si ñoom. tey bu doon comédien nga teg foofu noonu ni nga ko bëgg noonu la koy joxe. comprendre kii seetaan day gën a am yëg-yëg di seetaan lii mais kan moo mën a toog fii ci série déjà di seetaan ba am yëg-yëgu dëgg-dëgg mi ngi seetaan. mi ngi yëg li muy def kii li muy def maam marqué na ko parce que ni mu koy dundee bariwul. tey boo ko ci doon xool ci biir série yi wallahi képp koo seen muy joué nga am yëg-yëg dëgg-dëgg ci li muy def boo ko xoolee un comédien la dafa galère mais mannequin yeeg. boobu lu ci mel ne golden ay acteurs ñoo fa nekk moo tax boo koy seetaan da ngay am envie seetaan. da ngay am envie seetaan ko parce que man seetaan naa ko deuxième fois boo xam ne dama seetaan série ba mu jeex teewul dama ko continuer di ko seetaan. ñoom ñëpp ay comédien lañ golden boo demee comédien ñoo ci ëpp Ninki Nanka comme ay comédien ñoom ñëpp ay comédien lañ ñu ci ëpp. waaw ñu kon gisoo ne tamit kon. Marodi ñoom ñu Boris moo joué woon kii Labouette madame Labouette. moo ko joué woon kon gisoo ne Marodi ñoom tamit ñu ngi commencé yeewu ci côté boobu. yeewu parce que Ninki Nanka ña fa nekk di joué. ñu ñëpp ay waxuma la ay formateur lañ. formateur dañuy former gars yi comme naan loolu ñooñu léegi leen bëgg léegi leen topp comme image rek mais image ñoru leen woon. comprendre bu ñu bëggee wane lu baax dañuy xooli comédiens yi ñi nga xam ne am nañ formation bu baax. ñëw teg leen ci télévision bi. ñu wane seen ay capacité parce que nag nekk ci métier di ci galeeru man su ma ne laa métier bi am naa ci 10 ans doo gëm. 10 ans yëpp da ngay nekk ci sa expérience. comprendre léegi ki ci nekk 10 ans di ci sonn di paas diggante Mbàkke diggante Dakar Thiès fu ne nga dem fa yenn saa nga dem doo reer yenn saa nga dem jouer sedd bi téye la foofu xam nga doo def ay affaire di ci galeeru ba tey fi nga war a amee li nga war a am comprendre na production yi ñëw lijjantiwul comédiens yi ñoom ñi ngi ci sa image na rafet xam nga mën a la dégager def nii ñu jël seen lépp xëpp ko foofu c'est-à-dire que day metti parce que métier bi man su ma la waxee dëgg mooy dafa xaw a yàqu ci benn côté bi te li ñu ko yàqal loolu la ci métier yëpp nag la am métier yëpp journaliste beeg tailleur beeg lépp ci sonn dëgg-dëgg c'est rare la si jëriñ loolu moom ci métier yëpp la boo amee la ci saal suñu heure lay moom mag comme Fall fu mu daanelee sànq mi ngi wax ne métier yu bari ñi ciy sonn dëgg-dëgg duñ ci mën a jariñu effectivement wax na dëgg noonu lay demee
mais comme tey ci wàllum théâtre la ñuy waxtaanee ñu gis ne ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ay scénariste ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ay écrivain ñoom ñooy bind théâtre yi war nañ xoolaat bu baax li ñi nga xamante ni ñoom ñooy joué ci seen série yi war nañ ko xoolaat bu baax sànq mi ngi wax tamit naan mannequin yi ñoom la ñuy jëli pour ñu ñëw jouer seen série yi lu tax loolu ñuy bàyyi ñi nga xamante ni ñoo jàng métier bi di dem di jël mannequin yi soit que dañu bëgg a jaay seen image peut-être xaalis noonu lay demee xaalis moo tax peut-être jàpp nañ ne buñ wutee ñoo xamante ni ñoo gën a rafet ñoo gën a présentable ci leen télé yi di gën a mën a jënd seeni produit ci la tamit la ñuy gën a amee ay partenaires maanaam sponsors yi ci la ñuy gën a ñëw kon jot naa ni lu ci bari xaalis moo tax waaye li ñu war a waxtaanee dëggantaan mooy ndaw ñi nga xamante ni tey daw nañ dëgmal li nga xamante ni mooy série yi jeunesse su Sénégal ñëpp ay acteurs lañ bëgg a nekk déjà bu ñu xoolee loolu rek nga xam ne kon y a quelque chose problème am na tey jii boo xoolee fan yee passé am na benn casting bu fi amoon xam naa ni di nga ci ñëw ci kanam mais li ñu war a xool maanaam casting boobu ña fa nekkoon buy ji waa Marodi TV ci seen casting boobu yëpp ay étudiants lañ ak ay élèves ñooñu ñu jàpp ne tey ñoom ñoo war a nekk le futur maanaam ñoom ñoo war a nekk ëllëgu Sénégal tey bu ñu demee ba nga xamante ni seen gis-gis wala seen rêve yëpp nekk ay acteurs la nga xam ne kon problème am na. problème boobu nag laa bëgg ñu laal ko tey xool lan mooy cause bi. lan moo tax ndax xale yi dañoo ñàkk ay rêve wala dañoo désespéré wala lu mu doon ba tax ñun ñëpp bëgg a nekk ay acteurs. loolu li ko jëmbal mooy côté réseaux sociaux bi la. parce que dama koy wax yenn saa yi jigéen wala góor ñëpp man na ma xëy suba yeewu sama kër su ma ndékkee ba pare li may njëkk a def mooy sama téléphone laay jël. avant may dugg ci WhatsApp wala may dugg fenn damay image damay photo ba pare. estati comprendre da ngay séen sax ku ne maa ngi dem Dakar ne la allez gars yi maa ngi ci yoonu Dakar bi comprendre na dem même bu àggee Dakar ne gars yi agsi naa Dakar agsi naa ci kër gi ma doon dugg comprendre na léegi seen lépp quoi lii la téléphone moo leen xañ seen lépp comprendre ngeen léegi nag bu fekkee loolu daf lay itteel faaw da ngay daw nga wuti ci loolu kon tey bu fekkee ne benn casting dafa am jeunesse bi yépp dagg riir comprendre na ni damay dem ci casting bi parce que bëgg na maa xew. sëñ Mbacke mi ngi may ree xam naa danaan kooku yow la. xam nga bëgg na maa xew quoi faaw nit ñi xam ma faaw ma sénégalais yi xam ma man maay kan. parce que tey man Fallou su ma xamul xëy na du ma mën a jox benn yére dama am wala du ma mën a téye benn morning bi. comprendre kon tey li ma yitteel yëpp mooy nan ma xam rek. man naa siiw rek. naa siiw ba lu ma def nit ñi xool ko. loolu moo leen itteel mais affaire casting ak waaw dem yenn saa yi sax dafa may xaw a doy waar quoi tey man image boobu bi ma gisee dama xam ne Sénégal mi ngi ci problème. Sénégal moo ngi ci problème. sànq maa ngi wax naan est-ce que tamit jeunesse bi désespéré wuñu maanaam amatuñu yaakaar ci seen bopp parce que sànq maanaam la ña fa nekk ñëpp ay étudiants lañ wala ay élèves. waaw est-ce que jàpp ne chômage bi dafa bari tey jii bu amee benn ki ne boo xamante ni bokk na ci famille bu néew doole mu xalaat ne man bu ma nekkee université su ma jàngee naa am diplôme bu nekk naa am bac plus 3 bac plus 5 am doctorat su ma génnee tamit damay sommer mu xalaat ne tey lii jaaruwaay la am na ci ñoo xamante ni ñu bari ñi ngi intégré ci série yi xam nga lu ñu koy def jaaruwaay pour que ñu mën a régler seeni rêve réaliser seeni rêve loolu la ñuy jàppee série yu bari nga ni man jàng naa su ma génnee tamit damay sommer nga ni xaaral ma dem Marodi woote na benn casting nga ni naa dem répondre lu ji casting boobu juste pour ñu jël ma jouer benn film ñu xam ma mën a jaare mën a réaliser samay rêve am na ñu bari ñoo xamante ni loolu moo tax ñuy intégré ci série yi. xam nga bu dee loolu tamit man ma wax ne problème la waat parce que tey fii mën nga jàng ba am say kii say diplôme lépp mais la nga war a joti doo ko joti. Sénégal chômage moo fi bari. te da ngeen seen sax benn journaliste si def formation bi yëpp wala man ma def formation bi kenn du ma jël. comprendre na damay sama place mi waroon na teg keneen lan fay teg. mu jël man li ma waroon a am. comprendre na kon Sénégal fii rokki min rokkaani en wolof mooy liy doxal suñu réew. comprendre na
kon da ngay daal di ñëwaat ci promotion canapé yi. am na ñoo xamante ni balaa ñoo bokk ci série yi lu nekk lañ leen di def. la pourcentage bu nekk waaw lu mën di doon muy même boo bëggoon a ñëw sax doon ma ñëw ci société bi ba ko doon DG bi sax. bala nga kaa doon sa jàng du la ko may lii moom maa la koy wax. c'est rokki min rokkaani ak mu mën di doon. ñu gis ne tey ñu bari dañuy wax naan tey boo demee Amérique ñoom lan la ñuy laaj seen doom yi maanaam loo mën. tey boo demee bëgg liggéey dañ lay laaj lan ngay mën kon déjà ñoom américains yi ñi ngi jàngal seen doom yi que ne métier mooy tax nga nekk quelque chose nga ñëw France lañ lay laaj ban diplôme nga am kon déjà ñoom ñi ngi gëmloo seen doom yi que ni il faut nga diplômé pour nga mën a nekk dara ci réew mi mais fii Sénégal branlo moo fi am déjà yow boo jàngee amal diplôme bu la neex tant que amoo ko la jàppale ci kaw amoo benn soxna boo xamante ni moo nekk ci kaw mu mën laa jàppale mën la lijjantil place doo dem kon déjà gis nga ni kon xale yi parfois kenn du leen collé motif dañuy jàpp ne kon yoon bi nga xamante ni moom lañ jël muy bëgg a nekk ay acteurs tamit d'une part dañuy am raison pour nekk ko. waaw xëy na acteurs yi bëgg a doon tamit ci la seen kii nekk rek. nañ ci góorgóorlu rek yàlla mën na leen jéem a jàpp. sama temps léegi waaye tamit soxna am na ñoo xamante ni tamit dañ ciy dugg rien que pour wanewu pour jaay seen bopp non pas buzz bi sax mais am na ñoo xamante ni juste dañ ciy dugg pour jaay seen bopp. ni ñuy wanewoo ni ñuy exposer seen yaram ni ñuy wanee façon wax yu vulgaire yi ñuy wax da ngay xam ni ñii. te du ci série yi rek. da ngay xam ni ñii Fallou da ngay xam ni ñii carrément jouer film bi. mais c'est que lim doon def foofu noonu rafetul sax ci suñu culture. waxantuma la gis nga soxna mooy li may développé nii rek da ngay gis ne da ngay xam ne ñii carrément tey jeu film taxu leen jug. am na yeneen arrière-pensée yoo xamante ni ñoo nekk seen bopp. c'est-à-dire comme ñoom ñi nga xalaat que ni bu ñu génnee jouer ci film bi dinañ am ay góor ñoo xamante ni dinañ leen mën a gis seen numéro. xam nga ni mu amee ci jigéen ñi tamit noonu la amee ci góor ñi am na góor ñoo xamante ni jaay moo leen tax a jug. moo leen tax a bokk ci film yi dañuy entraîner ceene wane seen i biceps ak seen i triceps. ku ci mel ne masse de la série vidéo moom barbe bi lay jaayoo barbe. mi ngi noonu mais madame Nia dina la rey rek. mi ngi noonu wane seen i triceps su ko defee benn mère boo xamante ni tekkiwul dara sëyut baaralut am na alalam. léegi ci série yi la ñuy toog di kal di xool xale góor yi nga xamante ni ñooy jantale ak xale jigéen yi nga xamante ni ñooy li ma wax sànq mooy loolu déjà daal série yi il faut ñu taxawaat wanewaat bu baax xar kanam bi nga xamante ni théâtre amoon na ko bu njëkk maa ngi koy wax sànq ci sama commencement bu njëkkoon théâtre dañ ko nawoon boo mësaan a gis koo xamante ni day jouer théâtre da nga koy jox cër respecté ko mais léegi boo gisee koo xamante ni day nekk ci milieu bi di jouer théâtre doo ko nawloo parce que da nga naan kii la rek ay ñooñu loolu la. kon jot nañu xoolaat suñu théâtre démb ak bu tey kan comme yow scénariste la lan ngay wax ci maison de production yi nga xam ne ñooy produire ndaw ñi. parce que man say série say théâtre dama koy seetaan en fait mais baati olof yi ñuy wax dafay suñu kàllaama lay doon. waaw man moom li ma wax rek maison de production yi daal. xam naa ne bis bu ma jëflante ak ñoom man am naa yéene yi wala am naa bëgg-bëgg doon kii changer situation bi waaw parce que man comme ni ma lay wax rek lépp lu ma wan askan bi képp ñëpp ko mën a consommer ñëpp ko mën a consommer mais quant à maison de production yi moom production yi mënu ma leen wax ne carrément forcément li ngeen def parce que ñoo am seen xaalis ñooy produire ñoo am seen matériel mais sañ na maa wax li ma xam ak li ma gis mooy que ñu dellu ci comédiens yi jox àq ak yelleef ñi liggéey ba mu agsi fii te bañ ko jox ñu leen ko yàqal mais lu ci mën a xew daal nañ dem ci comédiens yi saafonte ak ñoom ñu liggéey ak ñoom su ko boobaa situation mën na changer parce que ñoom danañ xam lan lañ war a def ak lan lañ war a def nañu dellu ci comédiens yi xam naa waxtu bi fii la jeexee damay bàyyi Kinde mu ñëw ci rubrique am mode et beauté. waaw soxna tey seen mode ba tey daf leen indil benn astuce boo xamante ni astuce bu am solo la astuce boo xamante ni c'est en base de qualité parce que ku ne décembre xam ni ñu ngi ci période de sedd ngeen xam ni sedd jàngoro yu bari day commencé génn surtout nag suñu côté mag ñi nga gis ne mag ñi bu sedd bi jotee dañuy faral di am ay rhumatisme dañuy faral di am ay feebaru yax am na ci ñoo xamante ni tamit dañuy amee ndoxu siti boobu bu sedd bi jotee day commencé manifesté wu ci sa yaram soit ngay am peau sèche wala ngay am tamit ay loxo yu wow wala tamit ay tànk yu xar loolu moo tax tey ñu indil leen qualité daal doon loo xamante ni lu baax la
ci dundu doomu aadama. am na ñu bari nag dañoo foog ne karité dañ ko war di diwoo comme jàppee ko comme diwu yaram alors que ni karité kenn warul di ko defee noonu c'est pas bien warul di ko diwoo comme diwu yaram parce que karité garab la day faj. en général da ngay gis ñoo xamante ni amuñu karaw ñu ne leen di leen diwoo karité ñi nga xamante ni seeni nopp day metti ñu leen di conseiller di leen ci def karité ak ñi nga xamante ni aussi seeni bëñ day metti sax ñu lay wax da leen lukkati karité di ko ci def. loolu moo tax ñu ne karité doonul loo xamante ni pour dañ ko war di diw suñu yaram tout le temps fu ñu toll ñu koy diw suñu yaram mais karité dafa doon loo xamante ni gaab la day faj te karité kenn warut ko diwoo bëccëg am na ñu bari ñoo xamante ni xamuñ loolu. karité guddi lañ ko war diwoo boo defee ni ngay def ba pare bala ngaa tëdd nga sangu boo sangoo nga jël karité maase ko ci sa yaram su fekkee suñu mag ñi nga xamante ni dañuy faral di am ay rhumatisme balaa ñoo tëdd ñu jël karité ak sungufu goowe boole ko buñ ko boolewee di ko dàmpoy seen yaram yi balaa ñoo tëdd. voilà baax na trop ci mag ñi nga xamante ni dañuy faral di am ay rhumatisme ak di faral di am yax yu metti même tamit xale yi nga xamante ni dañuy faral di seen yaram yi di wow peau sèche yi nga xamante ni bu sedd bi jotee dañuy faral am problème mu jafe-jafe yaram seen yaram yi di wow fu ñu toll. loolu tamit dañ leen koy digal pour balaa ñoo tëdd tamit ñu diwoo karité mais bu ñu diwoo karité boobu buñ paree nañ sol lu diis loo xamante ni dina mën a tax karité boobu du fomp maanaam doo ko fomp ci dara bi ngay tëdd wala ci lal bi. loolu moom baax na trop pour ñi nga xamante ni ñoo am peau sèche ñi nga xamante ni aussi dañu faral di am ay loxo yu wow nañu jël karité boobu tamit gis naa ñoo xamante ni dañuy def karité ak miel di ko def ay gommage de main maanaam ay crème de main di ko diw ci seen loxo yi. loolu tamit baax na trop ñi nga xamante ni aussi seeni tànk day xar nañu faral di utiliser karité baax na trop ci ñoom karité daal doon loo xamante ni lu am solo la mais encore une fois tamit ma leen di wax ne karité kenn du ko diwoo bëccëg parce que boo ko diwoo bëccëg bu la ngelaw li ëffee da ngay gën a wow karité guddi la ñu koy diwoo. kon xam naa Mor dina ci xam dara parce que Mor moom buy xëy si lay diw. waaw am na ñoo xamante ni tamit ay tuñuy fett da leen di sonal bu sedd bi jotee duñ reetaan maasuk suñ bàkki gi bu sedd bi jotee dañuy muuñ rek duñ reetaan ñooñu karité dina baax ci ñoom tamit mais gommage lañ koy def dañuy boole karité ak suukar buñ jëlee suukar gommage ko ci seen tuñ fi nga xamante ni fi la lañ bëgg mu nooy mais buñ ko gomewee ba pare nañ ko fomp wut mentalato wala lipo lèvre moo xam leneen loo xamante ni dañ koy faral di utiliser pour di ko diwee seen tuñ ñu diwee ko loolu tamit baax na ci moom xam naa loolu sëñ Bakki après dina ko jël. karité lañu suñu kinne indil dem karité bi waaw loolu am na solo xam naa ne su ma demee moom dinaa bëri ñoo ko conseillé ñu waaw nañu faral di dàmpoo karité baax na torop surtout bi ngay wax ne da ngay boole suukar nga koy booleel boo ko boolee suukar mu nekk gommage boo xamante ni da nga koy gome ci sa tuñ mais boo paree da nga koy fomp parce que karité kenn du ko diw ci tuñ maasu moo gi nga xamante ni ay jaaytaar lañ dañuy rocci karité boobu du leen arrangé parce que karité day ñuulal tuñ boo ko gomewee ba pare am na benn xarit bu jigéen moo xam ne moom sedd bu ñëwee du rey day muñ bari na ci moom ko yaakaar loolu tamit noonu la demee bu sedd bi ñëwee day muñ rek sama xarit la faaw wax karité daal doon loo xamante ni am na solo trop bëgg naa tamit nit ñi fonk ko parce que karité garab la day faj rawatina nag si jamonoy seddaay bi ñu nekk baax na trop nag ci ñëpp nag xale yi mag ñi ñëpp baax na ci ñun. mi ngi noonu seen émission Café Siweul ñu doon waxtaanee téléfilm au Sénégal ñu àndoon ceeg suñu gan Fallou Beye bu turub bokk leeral bu Touba waaye ànd ceeg kaw it soxna Kiné borom mode et beauté mu indiloon ñi li nga xam ne moo di karité macha allah wax na ci yu am solo surtout sedd bii ñu nekk nag waaye ñu ngi suñu jeexantalu émission xam naa damay jox Fallou mu tàggatoo. waaw macha allah man maa ngi am mbégte rek ak contentement bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi doon suivre ci biir émission bi. aussi tamit di remercier bu baax a baax ci invitation bi surtout nag fii ñu nekk nii moom xam ne moom mooy Siweul net franchement ñu ngi am mbégte bu baax a baax ak émission bi muy Café Siweul. di la jaajëfal tamit parce que yombal nga ñu invitation bi ñu la ko waxee. waaw loolu moom dëgg la parce que tamit da nga doon sama xarit boo xam ne yàgg nan lépp loo ma woo rek dinaa la ci fekk si aussi di remercier sama waa groupe muy bokk leeral. je pense que fépp moo taxaw ci wàllum théâtre rek à cause de vous ñoom la. je pense que ñoom ñoo ma dooleel ñoom ñoo ma nangul ñoom laa nekkal di liggéey. lépp lu ma am ñoom laa koy partagé. aussi maa la ñuy remercier di remercier sama waa dëkk sama waa kër.
samay papa samay yaay samay tante samay nijaay. am na ku ma ci neex nag mooy ki nga xam ne moom baati wolof rek lay la au passage maa ngi koy nuyu kooku nee naa ko boo ma gisee gis nga ko parce que mooy sama genn wàll. kooku man ak moom waaw yàllaa ñu boole suñu papa yi ànd. ba ñëw ñu fësal ko. te ñoo bokkaat benn bëgg-bëgg bu ñu nekk. kooku nee naa lépp lu nit di def ci théâtre rek moom. bu la moom it ay kàddu olof yu leer la indi suñuy culture. kooku maam moo ko yar. kooku maam moo ko yar. nee naa la ñun suñuy théâtre boo koy bëri nañu ko mën a seetaan sax moom moo tax ñu di ko seetaan. parce que li muy wax dafa xaw a dafa doy waar. kooku yàllaa ko may ci côté boobu. xam naa bu ngeen découvrir dëgg-dëgg boo ko leeral. ci seen YouTube. Xeltu Xel TV wala info. boo ko dëggee da nga ko fekk seen affaire yëpp. incha allah da nga ko suivre da nga comprendre dëgg-dëgg ñun ñooy bokk leeral. waaw mi ngi noonu. Kiné. waa amoon mbégte ak kontaante di partager ak yéen plateau bi xam naa di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen rubrique. mode et beauté. bi ngi doon seen émission Café Siweul ñu àndoon ko ak yéen ci altine tey ji 7 décembre 2020 ñu àndoon ci ak Fallou Beye waxtaane li nga xam ne mooy téléfilm au Sénégal macha allah yaakaar naa indi na ci ay leeral yu am solo ñu koy jaajëfal ci invitation bi mu ñu yombal moom it waaye dañuy nuyu Cheikh Waly Gueye moom ci kër gi la bokk yaakaar naa sa nijaay la xaw ma sa cousin la. sama frère de cœur la boobu man maa ko bëggal sama bopp nee naa tey bu ma toogee fii am fitu jàkkaarloo caméra yi di wax tamit. Participé na ci lu bari kon Cheikh Waly Gueye man dama lay bàyyi ak yàlla daal franchement mënuma wax ci yow dama lay bàyyi ak yàlla. Cheikh Waly dañ koy nuyu man sama mag la ne démb lañu woon tey doog a ñëw man ak moom xam na li may wax ma ne xam naa ko di ko nuyu bu baax a baax mu nekk mag ci Koumba Dieng moo nekk sama mag la ci moom la ñu xamante daanaka mais ba may nekk tout tànk déggoo démb mu may tooñ naan ma xale màgg na. Birane Diop duñ ko fàtte nuyu moom tamit. tey dafa daw liggéey mais nag garaawul quoi. gis nañ ni nga ñu def. dafa jàpp Birane ñoo koy nuyuwaale au passage di la wax ne namm nañ la ci plateau bi ñu ngi lay xaar jeudi incha allah mi ngi doon on vous donne rendez-vous ba jeudi incha allah ci seen beneen émission Café Siweul incha allah. noo fii ci Touba amoon fi yenn produit daan laaj nga déplacé wu dem ba Dakar. wàññi leen seen coono saafara seeni bëgg-bëgg tax na ba ñu indil leen Touba Techno Plus. Touba Techno Plus di yëngatu ci domaine yu wuute. lépp lu jëm ci wàllum informatique ak mbooleem ay accessoires am ak matériel audiovisuel. Touba Techno Plus da yëngatu ci wàllum électronique ak caméra de surveillance. ba ci sonorisation. ba léegi Touba Techno Plus dañuy yëngatu ci wàllum fourniture scolaire ak mobilier de bureau. am nañ fi service d'impression numérique grand format mu jëm ci mbooleem affiche yi ak banderole yu mag yi. Touba Techno Plus saa su ne di taxaw temm ci bëgg-bëgg client bi ngir satisfaire ko. loolu jur mbégte ci mbooleem client boo xam ne ñu ngi jëflante ak moom. Touba Techno Plus mi ngi nekkee ci Touba marché Ocass ci centre commercial Touba Darou Khoudoss ci premier étage bi. fépp fu ngeen nekk ci biir réew mi wala bitim réew su ngeen passé seen commande daañ leen ko livrer. mën ngeen woote ci numéro téléphone yi 76 686 61 81 77 686 63 09 77 564 64 66 wala ngeen soxla suñu service d'impression bi mën ngeen woote ci 77 927 79 09 76 451 42 42. Avec Touba Techno Plus, toujours plus.